di nuyu ñëpp ñi fi teew di ñëw tey jii di janook askan bi ci wàllum point de presse pour indi ay quelques leeral ci liggéey bi nga xam ni président Macky Sall moo ñu ko dénk nekkuma de justifié wu waaye askan bi dafa laaj mu war a xam mu xam loo xam ni moo am te mu leer ci ay bëtam surtout ci wàllum liggéey bi nga xam ni président moo ñu ko sant mooy ci wàllum ndimbal bi nga xam ni état bi daf koy jox askanu Sénégal ci fànn boo xam ni nu ñu jëndee ceeb bi la ak yeneen denrées yëpp mais aussi nan lañ koy yóbboo ci dëkk yi. waaye bala may continuer dama bëgg sant président de la république mi nga xam ni ca njëlbéen dafa jóg jël matuwaayam lépp pour xeex lii nga xam ni moom mooy jafe-jafe yu feebar bi ñu tuddee pandémie boo xam ni Covid 19 moo ko indi askan bi muy lëmbale askan bi. di aussi leeral que ni liggéey rek la ñu xam topp ci ginnaaw président de la république te lépp lu ñu sant ñu def ko ak nu mu gënee rafet. di wax ni aussi lii ñu sant comme liggéey bu ñu demee ba jëmmi jamono lépp luy ci rapport ak ci maanaam bilan daañ ko def teg ko ci yoon buñ ko waree teg ñëpp jot ci ñëpp xam ci. feebar bi nag dafa nekk maanaam feebar boo xam ni àdduna bi yëpp la wër te gis ngeen dëkk yëpp dañoo jël matuwaay yu nga xam ni pour changer nu ñuy sax jëndee wala ñu defee appel d'offre parce que temps bi mayatu ko kenn mënul toog di xaar ngay def yenn procédures yi. loolu nag tax na ba nga xam ni état bi jël na matuwaay jëf benn décret boo xam ni lépp lu toll na ci dépense wala ci wàllum dépense te jublu ci affaire Covid 19 bi mu génn ki ci marché public. loolu dafa am président nag dégg ngeen ni dafa def benn programme boo xam ni mu ngi tuddee que le programme économique programme de résilience économique et sociale dugal ci koppar yu bëri toll na ci 1000 milliards. 1000 milliards yi wax ngeen xam ñëpp xam nañ ni fu muy dugg parce que pàcc bi nekk am na yoon bu mu war a tegu ci 1000 milliards yooyu nag am na côté boo xam ni dafa jublu ci wàllum jënd ndimbal. loolu ci ay koppar mi ngi toll ci 69 milliards de francs CFA ñu dénk que le ministère développement communautaire de l'équité sociale et territoriale mooy ministère ba nga xam président moom moo ko dénk. ndimbal boobu nag dafa war a jënd ay dund lu toll ci 100 kilogrammes ceeb par ménage mooy njël borom njël moom la ñu tuddee ménage bu nekk mooy borom njël bu nekk dana am 100 kilogrammes de riz fukki litre dëwlin. paquet de savon yoo xam ne def fukk ak juróom-ñett saabu yu 300 grammes fukki kilo suukar ak ay pâtes alimentaires maanaam macaroni ak ay ñoom vermicelle te loolu yëpp dafa 1 million de ménages wala 1 million de borom jël ñoo ko moom suñ ko xaymaa nag borom jël d'habitude dañoo xëy nañ mën a am juróom-ñett ba fukk doomu aadama ci kër ga donc loolu dana dal entre 8 millions ak 10 millions de sénégalais donc comme nu ma ko waxee. président jël na décret boo xam ni maanaam lu ñu war a def ci marché public ñun mën na ko def commande direct mën naa xool ku ma neex wala koo xam ni am na maanaam capacité ñu ne ko dañuy jënd ci yow lii nga xam ni moom la ñuy jënd loolu yoon may nañu ko te suñu bëggoon mënoon nañ ko def waaye loolu taxu ñoo jóg dañ ni dañu toll ci jamono boo xam ni looy def il faut que nga leeral ko parce que comme dafa nekk dund yoo xam ni day dem ci askan bi te bu ëllëgee da ngay rendre compte dañ ni kat il faut que ñu def lu ñuy wax les bonnes pratiques nan la ñuy mën a gën a leeral askan bi pour que li ñu def bu ëllëgee bu mu am coow. loolu moo tax ñun bala ñuy tàmbali dañu bind lettre ARMP ni ko kat dañu bëgg nga dimbali ñu ci yoon bi nga xam ni moom la ñuy jëm ci wàllum jënd bi ak yóbbu bi ci denrées yi nga xam ni moom lañ président sant mu leeral ñu wax ñu ay yoon yu baax. bu boobu ba ko defee ba pare ñu maanaam def lu ñuy wax avis commande ouverte en procédure d'urgence c'est-à-dire dañ ko def pour maanaam jox chance képp koo xam ni da ngay liggéey ci wàllum dund mën a joxe denrée
am capacité financière ak am stock. Donc ñu def ko ci ay Soleil, publication Soleil ak Observateur ak Libération bu le 1er, le 2 et le 3 avril bii passé. ñu ne leen nag ku bëgg soumissionné wala ku ci bëgg bokk il faut que nga mën a am ceeb ci saaku 50 kilogrammes waaye ci minimum lu mu gën néew il faut nga am 5000 tonnes. suukar paquet la de 5 kilos wala nga def ko saagu 10 kilogrammes bu la ci neex waaye lu mu néew il faut nga am capacité am 500 tonnes garder 500 tonnes nga garder waxuñu na nga dem di ko jëndi bitim réew nga ko jëndi feneen da nga koy garder. ñu ni dawlin bi conditionnement bi soit juróomi litre la wala fukki litre la waaye il faut nga am 10 000 litres yoo xam ni da nga koy garder. pâte alimentaire ñu ni kat dañ koy def ci saagu 5 kilos wala 10 kilogrammes waaye il faut nga am en stock 10 000 tonnes non 1000 tonnes autant pour moi. ñu ni saabu gi comme ay paquet la yoo xam ni day def saabu fukki saabu ak juróom-ñett yu 300 grammes il faut nga amee paquet bi nga am ci garder ci au moins 10 000 wala nga wane ni garder nga 10 000. donc képp koo xam ni bëggoon nga bokk ci maanaam ci appel à candidature ba mu defoon ñu ne au plus tard le vendredi 3 avril nga ñëw déposer ko au niveau donc ci ministère bi. donc boo ñëw aussi da ngay indaale sa facture proforma parce que conditions yi dañ ko yombala lool indil facture proforma bi nga xam ni prix yi nga proposé mi ngi ci facture bi nga def déclaration sur l'honneur wane ni man kat lii la ma laaj lii ñu ma laaj ci stock garder naa ko lu mu néew garder naa ko am naa sax lu ëpp waaye garder naa lu ñu ma laaj ci lu néew te loolu dafa nekk lu am solo parce que dinaa ci wax tuuti keroog bañ demee ba tànn ñenn ñi dañ leen woo ñu leen kat il faut ñu xam seen stock fu mu nekk parce que gendarmerie ak armée bi daañu ñëw vérifier waaye bañ ko waxee ñu bëri dellu nañ ginnaaw donc loolu dafa nekk lu am solo. ñetteel lu ñu leen laajoon aussi dañ leen ngir indi échantillon pour wane ni échantillon bii laay joxe donc le 3 avril 2020 ministère jot na ci wàllum juróom benn fukk ak ñaar ñu nga xam ni wax nañ ni bëgg nañu jaay produit yi ñenn ñi ci juróom yëpp ñenn ñi def nañu benn ñii ñaar ñi ñett ñi ñeent bañ demee ba xool loolu yëpp ñu tànn ñu nga xam ni ñooñu wóor enfin yaakaar nañ ne am nañ stock bi parce que def nañ déclaration te mën nañ ko vérifier waaye aussi ak le prix bu gën a yomb ñu gën a yombalee parce que dañu bëgg économiser état bi koppar su ñu jëlee wàllum ceeb bi ñeent ñu ci gën a yombale ñu jël leen te ba ñu seen prix yu ñu proposé maanaam boo jëlee kilo bu nekk 275 francs la maanaam par kilo du ma sax tonne bi 275 000 waaye kilo bi 275 francs la donc ñeent lañu te bu ñu seetee moyenne des prix sax yu ñu proposé mat na ci 300 francs le kilo donc économiser nañu 25 francs par kilogramme 25 francs par kilogramme boo ko xaymaa sur 100 000 tonnes dafa war a nekk 2 milliards 500 millions de francs CFA yoo xam ne économiser nañ ko état bi ñeent ñooñu nga xam ñoo gën yombale nag kenn ki muy tudd groupe Bambouk nekk Koungheul quartier Fass Cekkeen pour 1 milliard 375 millions ku ci topp maanaam beneen groupe bi muy tudd Avanti Sueur la nekk 152 avenue Lamine Gueye pour 9 millions 625 millions de francs CFA ñetteel bi Afrique Enco nekk 150 avenue Lamine Gueye pour 8 milliards 250 millions ñeenteel bi nekk comptoir commercial Mandiaye Ndiaye nekk 7 rue Sergent Malamine par Escarfé pour 8 milliards 250 millions de francs CFA ñu ne nag yéen ñu tànn bis buñ leen joxee maanaam seeni bon de commande may leen ñaari fan pour ngeen commencer livrer su ngeen livrewul ci ñaari fan yi dañ mën nañoo nanguwaat marché bi donc ci loolu société bi nga xam ne moo ci ëpp lu ñu ko jox ci quota ñu jox ko bon de commande am te mu commencé livrer depuis le samedi bii passé maanaam le samedi 11 avril ceeb bu ngeen gis yëpp wala saaku ceeb bi ngeen gis yëpp ñuy dugg ci dëkk yi di dem dans les régions maanaam fournisseur boobu moom moo ko livré yeneen denrées yi des moo xam ni suukar sa leeg dëwlin beeg pat yi ak saabu bi même chose la ñuy def te fu may wax ak yéen nii pare nañu ba boucler maanaam procédure yëpp ci wàllum transport même avis de commande la ñu def waaye tout simplement dañuy woon képp ku bëggu maanaam dugg ci wàllum transport na nga wane ni am nga au minimum
parc boo xam ni juróom fukk camion moo ci nekk waaye terewuñu kenn mu def ay regroupement mu nga boole ñaar ñeent juróom parce que bëgguñu ku soxla toll na ci ay 600 camions nga ni kat dinaa waxoon teg 600 interlocuteurs donc loo tax ñu ni parc de 50 camions te terewuñu kenn maanaam mu regroupé wu. donc ba ñëw ñoom ñëpp ba ñu ñëwee ñu mu intéressé woon ñëw def seen offre parce que damay yàgg wax ni du appel pratiquement du appel d'offre mais dañuy ñëw indi seen ay prix ba ñu indee seen ay prix ku ci nekk ñu xool analyser prix yi ba gis ni prix yi la am ñun ñu fixé suñu ay prix te prix yi ñuy fixé képp kuy transporteur xam nga ni prix yooyu moo gën a yomb dans le marché parce que prix yi moo gën a néew prix yu ñuy pratiqué. boo jëlee Thiès Louga Diourbel Fatick Kaolack Kaffrine ñu ni 7500 la waaye ci bi fii mën naa wax ni Thiès xëy na Thiès xaw na rëy tuuti pour éviter transporteurs yi nga xam ne ñoom ñoo am contrat di dem Thiès ñuy jël seen camion jox ñu ko ñooñu la ñu yóbbu Thiès donc loolu pour leeral. boo jëlee Saint-Louis Tambacounda 15000 francs CFA la tonne Matam Kolda Sédhiou Kédougou Ziguinchor 18000 francs CFA la tonne donc transporteurs yëpp nga xam ni ñun nangu ñu maanaam prix yooyu la ñoom ñëpp fu mu nekk nii ñu ci bëri ci ñoom tàmbali nañu yóbbu maanaam ceeb yi ci biir Sénégal. donc dama bëggoon aussi informer amoon na lu ñuy wax les acteurs des transports routiers du Sénégal ñooñu effectivement le 28 mars defoon nañu communiqué ni dañoo bëgg jàppale nguur gi ci wàllum transport ñu réunion ak ñoom je pense le 10 tey jii fu mu nekk nii ñoom tàmbali nañu maanaam chargé maanaam seen ay camions le 14 avril bi passé ñoom chargé nañu lu toll fukki camion ak ñeent yóbbu Thiès démb chargé nañu lu mat maanaam ñeent fukk camion ak ñaar di dem Thiès di wax nag ni ci lu ñu soxla ci ay camion wax naa ko léegi toll na ci 600 camions mooy juróom benn téeméeri camion tey fi may waxee yéen ñaar téeméer ak maanaam juróom fukk ak ñetti camion donc ñooy dawagum donc maanaam ku mën na indi camion daañu leen jël bu neexee yàlla. pour terminer dama bëgg rek wax ni gis nañu camions yi di yóbbu dund yi ci dëkk yi ma defal leen tableau bi Kédougou fi ñu toll yóbbu nañu fa 1585 tonnes Ziguinchor 1038 tonnes Matam 1335 tonnes autant pour moi Diourbel 418 tonnes Dakar 396 tonnes Louga 1130 tonnes Thiès 1747 tonnes,5 Tambacounda 730 tonnes Saint-Louis 280 tonnes donc suñ ko xaymaa loolu yëpp mi ngi toll ci 8659,5 tonnes lu ñu yóbboogum néew na mais yaakaar nañu fileeg daal ay fan il faut que ñu yokk maanaam mbir mi parce que damaa bëgg fileeg une semaine tout au plus ñu yóbbu ceeb yëpp fépp boo xam ni war na fa dem donc lii laa amoon doon wax comme communication